di leen baal ak yal nañu yàlla boole baal ñun ñëpp di wax ni kontaan naa bu baax a baax ci nii ngeen ñëwee seet si ma tey au mois de mai 2011 dafa ñëwoon fii ci kër gi jaale si suñu rak Malick Ba yal na ko yàlla xare àjjana ci lu metti li ñu daloon fii bi mu ñëwee li mu wax mooy injustice baaxul wante man Macky Sall dey bu yàlla defee ma jël réew mi yéen injustice bii leen dal dinaa régler problème bi fukki at après mu wax ni dinaa def correction ci découpage politique bi fi amoon mu wax ni kon nag wax dëgg yàlla dëkk yi nga xam ni moom ngay jëkk a jot boo jógee Tëngéej ba ngay egg si Sangalkam dinaa fexe ñu doon benn commune. daanaka nag Njaxiraat laa dëkk mais nag ci sëti bii nag si laa bokk ndaxte Ami dañuy ànd bañ nekkee xale bu ndaw mooy sama seex ku ma gis ni ma Bintu Sey ana Ami ku gis Ami Sey ni ko ana Bintu Sey yàlla def ñu dëkkoon Njaxiraat ñun ñëpp yàlla def macha allah mu toxu si fii cité aar mais yëngu-yëngoom yëpp da ko doon defee Njaxiraat di ko fa defee bootu ci kaw Njaxiraat ma dem ba ni ko Ami mu ne ma naa ma ni ko xar day weesu mbote da nga war a màgg te fii comme cité bi yow yaa fi njëkk détaché wul nga dem liggéeyal sa bopp ma boole la ak sunu góor sunu càmmiñ mu jàppale la muy Modou Diop loolu leer na waa cité aar yi yëpp ndaxte ñii ñëpp miinante nañ bi mu defee loolu sunu góor jàppale ko te bokkul woon sax ci commune Sangalkam boobu mu ngi Bambilor mais liñ naan yaa ñu moom a gën a moom mu góor maa leen di moom ñoom buñ ñu moomee tamit ci ay këyit moom dafa lànk bañ waa cité bi ne ñoom Njaxiraat lañ bokk seen lépp lu ñuy def seen foofu lañ koy defee lépp bu ñuy voté tam foofu la ñuy voté mais nag ci plat kii ay papier Bambilor lañ bokk bi ñuy defee loolu monsieur le maire bàyyiwu ko benn yoon muy Modou Diop suukaru kooram day ñëw ba mu dalee ñëw du ren ba ma ko booleeg monsieur le maire chaque année da koy jox suukaru koor mu séddale waa cité bi yëpp ba dugg cité Doudou Bass leer na ñi du ma wax lu dul dëgg si ñoom di ko dimbali di dimbali waa cité bi te boole guñu woon Sangalkam ba tey nag lii am luñ naan dëgg rek moom mooy njëkk bëgg mooy mujj ndaxte ba ñuy def loolu 10 ans avant boobu maa ngi boot sama doom bi def CM2 tey mu fekk ma Sangalkam ma sëyi foofu di boot sama doom jour bi Daouda Ba di daanu mu nga fekk ba boot sama doom Malick Ba ba muy daanu moo fekk ma boot sama doom kon boog tey 10 ans après lii soog a ñëw alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla di sant président de la république di sant monsieur le ministre Omar Gueye ndaxte kontaan nañ trop ci lim ñu boolewaat ci biir Sangalkam ndax ñu ko naka jekk fa la ñu bokkoon tey jii kon fa la ñuy bokk incha allahu rabbi fas yéene nag liggéeyal sunu ministre ba yàlla def ko président sunu premier adjoint au maire yàlla def ko premier ministre. lii ngeen mbëbët nii man dama cee kontaan man damaa yàgg a boole sama bopp ci Sangalkam man ba ma ñëw fii ba léegi ba ma commencé ba léegi damaa boole sama bopp Sangalkam bu ñu waxee man Sangalkam laa bokk mënumaa jógee koo fii jàll fii dem ba Bambilor wax dëgg yàlla man daal gisuma ci sama bopp maa ngi soog di gis sama bopp depuis ma déggee lii ba léegi damaa kontaan dama bég waaw yal na ko yàlla mottali ak jàmm ak salaam. fii nag mënoon ngeen fi fekk sax ñu ëpp lii di yëpp mënoon ngeen fi fekk lu ëpp lii ni mu demee la rek waaye am naa yaakaar ni dina ëpp lii ndax Ami mii suñu jigéen ñi jiital macha allah lekkul bàyyi ñëpp
ci këram lekku këram sax da koy séddaleeg nit ñi waxatuma laak loo xam ne dañ ko jox pour nit ñi lépp luñ ko jox pour nit ñi àgg na ci nit ñi man mi maa yore cité ASI bi am na yoo xam ne daan nañ ko toppatoo sa ñun di ko toppatoo ba Bambilor mais am na yoo xam ne des na boobu ba léegi jotuñu ci dara kon bu ngeen ñu waxee ñu ñëw jege leen kon alhamdulilah dañuy sant yàlla ndax soxla na ay doodaan soxla na éclairage mais loolu yëpp daan nañ ko toppatoo lu jiitu waaye moom mi bàyyiwul boobu ba léegi mi ngi ci loxoom mi ngi koy toppatoo chaque fois mi ngi toppatoo loolu te yàgg nañ koy wut mais mënuñu koo am kon sant yàlla bu baax. maa ngi ñaanal jigéen yi yal na leen yàlla musal ci saytaane lépp lu ñu sumb yal na ko yàlla àggale ngeen góorgóorlu ñu nit ñu ngi seen ginnaaw rek lu ngeen tele rek woo leen ñu jàppale leen yal na leen yàlla may jàmm. ñun de découpage bi ñu ko déggee am nañ ci bànneex lool man mi gis naa ci sama bopp bu baax ndax bi ma fiy ñëw Ami Boña mi moo ma dalal su ma daan tabax sama kër bi may ñëw bu ma waree tuur ndox fii laa koy tuurusee boo julli jotee fii laay jàpp si mu dalal ma lool dama ñëw déménager rek mun ma tuy saako ceeb ak suukar ma ne ko lii nag mënu ma suukaru koor ku ko joxe mu ne ma monsieur le maire ma ne ko waaye monsieur le maire mi yàlla na gudd fan waaye ku ne ameen yàlla na gudd fan ñun nag cité bi li ñu bëgg mooy suñu mbokk yi de bu ñu ñëwee seet suñu li ñuy wax njëkk a wax ni yéen de da ngeen sore waaye si fii moom jàmm nag calme na lool macha allah bu nu añee dañuy daal di raxasu rek daal di dem seen yoon boo waxee ñun de fi ngeen dëkk dafa sore waaye dafa lëndëm mbedd yi dañoo lëndëm monsieur le maire dimbali ñu ci éclairage bi na lampe yëpp tàkk na ray na jumaa Tuuba loolu la ñu bëgg monsieur le maire bëgg nañu doo daan man tali bi dama ko ragal maa ngi ak sama permis depuis 14 ans mais ba ma dëkk see fii ba léegi benn yoon laa mës a am fit génne oto bi dawal ko chauffeur laa wut ndax lan camion yi dimanche dernier fii am na choc sànq bu ngeen teeloon ñëw léegi da ngeen gis camion yi ni ñuy def waaw camion yi da ngeen gis ni mu def waaw monsieur le maire daal ñun li ñu bëgg mooy ñu sunu voisins yi nga xam ne dañoo dëkk ci côté bale amuñu ndox ab sax dafa root bu xuugee mi ngi nii heure Jamra bu commencé bu ñu waxee 3 heures 6 heures la fiy ñëw monsieur le maire ñun loolu la ñu bëgg ñu ngi lay sant di la gërëm li ñu gis nag ci découpage bi man de gis naa ci sama bopp ndax ba ma dëkkee fii ba ma bëggee ndox ak courant dañ ne ma Bambilor ma jóge ba HLM Grand Yoff taal sama oto ñetti fan ma koy tegle mënumaa fexe ba am ko ma signeel ba ma demee ba nga xam ni sonn naa dama ne secrétaire bi dimbale ma ngir yàlla dama wax kii signé fu mu dëkk ma fekk ko këram yàlla xam ne ba ma demee maa ko fekk mu sol shortam teg ataayam fa la ma signélé kon nag man découpage bi dama cee gis sama bopp bu baax a baax a baax. man nag maa ngi dëkk en face école Amadou Ekumba man maa nekk ci lavage bi foofu ma ne presque am nañ fa presque 20 de maisons là-bas ay nit ñu dëkkaay santaan yu bees la daal am nañ courant nag mais amuñu ndox comme problème bi ñuy am lañ am ñun tamit ak éclairage léegi ba ma ñëwee madame Diop mi sama mère la moo ma boole ak ñoom ñu bootu si ñoom le temps sama koñ di gën a kii gën a développé léegi nag man nag ñëw si seen ginnaaw di leen kii nag ñun sa ginnaaw yow te monsieur le maire pour rek loo xam nag ñu jàppale ñu si bu baax a baax a baax. fii bu ñu fi ñëwee ñu ne ana commune Sangalkam ñu ne da ngay jéggi tali bi dem commune Sangalkam ñu ne waaye yéen fan ngeen bokk ñu ne yéen fi ngeen bokk il faut nga def juróom-ñetti kilomètres dem Bambilor xam ngeen ne loolu kuy wax incohérence territoriale kuy wax lu ñu war a jubbanti yéen ay symbole loolu raison pour laquelle fii lañ tàmbalee tey mooy vous êtes à 5 mètres de la commune de Sangalkam ñu boole leen ci commune boo xam ne vous êtes à 8 kilomètres de cette commune loolu kenn mënu ko comprendre ci xel ak xalaat raison pour laquelle yàgg ngeen ñu wax ay doléances fii jëm ci wàllu éclairage jëm ci wàllu yu bare bari mais jàpp naa ne lu jot rek yomb bi nga ñëwee tout récemment di ma expliquer problème mu tali bi ak fii man dama fiy jaar mais le danger il est permanent les voitures roulent à tombeau ouvert ni ñuy dawee fii musiba la même boo toogee da nga koy gis
raison pour laquelle bi ñuy defar tali Njaxiraat bi entreprise bi koy defal dañu ne ko ñun lan nga ñu mën a defaral ci RSE bi mooy responsabilité sociétale d'entreprise mu ne ñu loolu li ma leen mën a defaral ñu ne ko dañoo bëgg mooy diggante croisement ñàgg ba croisement Njaxiraat nga defaral ñu ci ay doodaan entreprise boobu moo war a defar doodaan yii te des na tuuti ngeen gis ne seen doodaan yi ce sera une vieille histoire fii lëndëm na kii wax na sax fii lëndëm na mais loolu c'est normal xam nga tax c'est normal pour ñun si suñu commune mooy dañuy joxoon commune boo xam ne amul dara xott mel na tey nga ñëw ñaareel bi ñëw fekk dépense matul ci kër gi fekk aaw bi macha allah mooy loolu ñu ne ko kër gi nag defar ko coono la loolu moo ñu dal ñun mooy dañu jox xottu commune boo xam ne dara amu fa woon gis nga bu dul woon xarañteeru monsieur le ministre Omar Gueye kon musiba lay doon parce que ñi ko defoon lan moo nekkoon seen sabab ak seen yéene mooy commune bi ñu ne nit ñi fi nekk ñu ne Omar Gueye amul njariñ ndax mënu leen defal dara loolu nag buñ ci yàlla dimbalee ñu dem ba ne Sangalkam moo raw ci dëkk yi nga xam ne moo nekk ci département bi ci développement Njaxiraat tey am tali suba Noflaay war a am tali ñu am hôpital boo xam ne bu ñu ko tabaxee fii 800 millions la defar stade boo xam ne bu paree 2 milliards la war a tabax fii benn lycée ci ginnaaw fii rek matul 500 mètres lycée technique boo xam ne bu paree 800 millions la léegi ñu ne leen yéen kat pour ngeen dem ci lycée bi yéen waa Cité Assi pour ngeen dem ci lycée bi 300 mètres ngeen di def seeni doom fa la ñuy jàngee suba waaye yéen dañ leen di boole ji Bambilor mu nekk juróom-ñetti kilomètres loolu xam nga ne loolu incohérence territoriale la te jàpp ngeen wax ngeen ko sànq depuis boobu ba léegi yéen a ngi jooy fukki at yéen a ngi jooy ba yàlla tey indi président Macky Sall mu dindi loolu nit ñi dañ ko war a sante yàlla moo tax mën ngeen jàpp ne seeni rangooñ fer na tey jii nii Sénégal yëpp ku sañoon am ku mel ne ministre Omar Gueye lii nii bu fekkee ne damaa woote rek démb ne madame Bodian waaye suba damaa bëgg a ñëw naan si foofu ataaya tey damaa mais nag fekk ma fi ataaya dama bëggoon pour naan ataaya su ma yëgoon madame Diop laay woo nag madame Diop ni ma ko gisee loxo bi gaaw na mais waaw ma ne madame Diop ni ma ko gisee loxo bu gaaw la yor ma ñëw fekk ngeen teeroo ñu nii du ñu mën lu dul kontaan di leen wax ne dinaa leen utal audience ak monsieur le ministre bu ko defee góor jigéen mag ndaw ngeen ñëw fasante ak moom kóllëre pour que ñun ñëpp ñu jàppale ko waaye jàppale aussi le président de la république Macky Sall ndax ñun ñëpp gis nañ dégg nañ président li mu wax ci wàllu ndaw ñi xëyu ndaw ñi dana jël lu ëpp 400 milliards jëm 450 milliards pour dugal ko ci xëyu ndaw ñi mais waa Cité Assi ci lañ bokk am nañ ay ndaw ñun boo ñëwee fële ci commune bi am nañ benn bureau boo xam ne installé nañ ko fa déjà lan lay saytu mooy defar ay projet jàppale ndaw ñi pour ñu mën ci am loolu nag bu fekkente ne tey am nañ koo xam ne mi ngi ci gouvernement bi en l'occurrence monsieur le ministre Omar Gueye ñun li ñu war mooy jàppale ko téye ko gis nga ñun 2022 biñ jëm nii mooy suñu candidat mooy moom lañ di bëgg a defaat maire commune bu bees bi de ndax bu ñu waxantee dëgg rek fii amuñu koo xam ne wax dëgg yàlla mën nañ am yaakaar ne buñ ko dénkee suñu gox liñ fi bëgg ci wàllu tali liñ fi bëgg ci wàllu ndox
liñ fi bëgg ci wàllu courant liñ fi bëgg ci wàllu lampe liñ fi bëgg ci jàppale financement des femmes liñ fi bëgg jàppale ndaw ñi amuñu fi koo xam ne nii tollu nga Omar Gueye ci weewu tànk loolu nag li muy firndeel mooy bu subaa ngir yàlla ak yonent bi bu kenn ñëw di leen tànqal fii bu kenn ñëw fii naan may madame Bodian bon man damaa nekkoon ci kaw asamaan si léegi maa ngi doog a wàcc si nii ñoom Omar Gueye ak waa këram way ñu amuñu xalaat déedéet xam nga lan ngeen leen doon laaj yéen juróom-benni at yi nekkoon fii yëpp fan ngeen nekkoon nag moo tax sécuriser leen seen territoire xam ne tey kiy faj seeni rangoñ ki koy fomp mooy le ministre monsieur le ministre Omar Gueye. yàlla bu yaakaar tas yàlla ñu yàlla sam wala mu julit ndax nit bu nekkee ci dëkk nekk fa njabootam ak suuraam ak tegginam kaar lu mu tëgg nga ne ca buy dem te yow kontaan boo ñëw ci moom mu kontaan yàlla ñu yàlla faccat nga xam ni vraiment on travaille ensemble ci IEF Sangalkam bi yëpp di rafetlu di nuyu délégation bi yëpp di wax ni ñun fii cité Doudou Bass ñu ngi ni association lañu association des femmes de la cité les Sœurs Unies de la cité de Doudou Bass waaw di rafetlu bu baax seen teewaay di wax ni rek li ngeen wax fii pour découpage bi ñun d'accord nañu on est tout à fait d'accord parce que avant même découpage ñun ñoo ko gën a déplorer la population dañ daan jóge fii pour am benn këyit comme vous l'avez dit di dem ba Bambilor logiquement c'est pas du question loo xam ne c'est logique te même pas ça sax da ngeen ñu accompagner parce que ñun dañoo am ay étudiants am suñuy doom yoo xam ne dañoo nekk ba Dakar di jàngi mais politique bu le ministre Oumar Gueye teg utal leen immeuble et tout ñun suñu doom yi en tant que résident de Ndiakhirate dañ ciy bénéficier wu pas plus tard que semaine dernière rek ñu ngi ñuy wax ni wàccee nañ leen ration defoon nañ leen yëpp donc vraiment bu ñu boo leen ñëwee nee ñu ñun dañuy ñëw bootu si yéen dañ ciy sawar dañ ciy kontaan parce que gis nañu déjà parce que mënoo ngeen ñu beddi dès que ñun bokkuñu ci woon bu ñu leen waxee suñu étudiant ñëw wax leen suñu doléance yi mënoo ngeen ñu ne non non vous n'êtes pas partie de la circonscription donc vraiment loolu moo ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm. cité bi dañu am benn récépissé mooy association des résidents de cité Doudou Bass te boobu ba léegi bi ñu fi nekkee ba léegi ñu ngi dox ci toujours rek loo xamante ni soxali cité bi te gis nañ ni aussi monsieur le maire daf ñuy jàppale ci loolu man boog personnellement damay dégg ci soxna si mu jële ci yow ak réalisation yi am ci cité bi yëpp gis nañ ni sa loxo ngi si muy éclairage bi comme ni ko jigéen ñi ciy waxee ak ceeb yi may gis fii ak ñu ko fi joxee lépp rek gis naa ni yéen a ngi def liggéey bu am solo ci gox bi problème découpage bi nag yooyu ñuy wax noonu ça c'est quelque chose de naturel c'est quelque chose qui est légitime parce que bu ñu dëkkee cité Doudou Bass même bi wut carte d'identité man Sangalkam lañu bind ci carte d'identité bi donc je vois mal que ñu naan ngay dem ba ay Bambilor pour ay kay loolu c'est naturel kooku on est vraiment ku am logique sax da ngay xam ni loolu c'est normal c'est logique mais nag man personnellement dinaa ci jàpp ci par rapport ak góor ñi fii parce que tamit ci bureau bi laa bokk xam naa nu muy tamit ba nga xamante ni lépp dinañ teew lépp boo leen fi wootee te daje
góor ñi dañuy ñëw toog fii Baye Mataan Ndiaye day toog ak tout ce qui est parce que cité bi rëy na te aussi tamit affaire bi waratuñ ko jàppee noo xam ni politique du bon parce que man sinon mu gisoon leneen sama jabar du dem. xamuñu woon dëkk nañoo maire wala dëkk nañoo ministre cité bi dañoo ginnaawaloon rek bàyyi ñu luñ fi def rek ñoo ko defal suñu bopp. lamp yi nga gis nii anamu poto yi benn ku baax moo nu ko may ñu dajale fay jënd joxe ku ne 15000 ñu placé la ko sa bunt ndax lëndëm bu suñu doom yi wàccee dañuy dem bu buntu cité ba taxaw di leen xaar ba nu génn ñu jàpp seen loxo dugg nawet nag moom pare nañ pël yi ndaw yi dañuy dox duñu génn te loolu lépp yaa ñu si jële bi ma la ko waxee ñuy set setal bi ñuy set setal zaal mu baax mi zaal photographe mi mënuma koo fay lii lépp am moom la moo ñëw fii photo ma ne ma yéen madame Thiam politique leen ma ne ko déedéet ñun ma Sangalkam gii dañoo baax yaatu ñoom macha allah te lépp loo xam ne war na fee am rek dinañ ko def xooluñu ci politique xooluñu ci dara dëkkandoo rek lañ ci xool yàlla xam na ko maa ngi nii ku ragal du ko wax te cité Doudou Bass dañoo bëgg si Sangalkam avant ñun découpé bi ba léegi dañoo metti bi ñuy voté élection yii ñun ñëpp Macky Sall lañ voté Kër Ndiaye Lo lañ ñu yóbbu ca Koun fajar lañ xëy dem rangi te Sangalkam nekk nii suñu wet te loolu lépp politique waral ko waaye lu la naqari rek bàyyi koog yàlla fajal ñu ko ba indil ñu taalibe Sëñ Fallou Mbacké bu baax bi àndal ministre bi ñu jàppale ñu gestuñu bëgguñu lu mu am bokk na ak ñun mënuñoo fay Mamadou Diop bu ñu xamee ministre Omar Gueye li mu liggéey ci dëkk bi Mamadou Diop a tax mënoon nañoo toog fii ba à vie di ñu xam kuy ministre Omar Gueye moo ñëw di ñu wax les réalité ministre Omar Gueye li mu liggéey suñu fa demee lépp lu Omar Gueye liggéey rek wax na ko Omar Gueye lépp lu mu am ci cité bii rek Mamadou Diop lii la ba tey jii képp ku mu àndal fii nee nga ba bu doon benn carte mooy fal ministre Omar Gueye ñun ñii la saa yu ñu xëyee suñu groupe bi dañ naan suñuy carte Omar ko moom suñuy carte Omar ko moom Bon, nous sommes là pour vous remercier en plus. Nous ne sommes pas là pour vous complimenter parce que les florins de rek, je pense que dañ ko wara def. Le maire est là pour population pour appeler aussi lépp lu xaw a déranger rek ñu teg ko ci yoon. Gis nañ li gars yi di def. Man personnellement mo xawma Omar Gueye, xawma monsieur le maire, mais gis naa li ngeen di def te ñun ñu ngi ci ginnaaw suñu yaay. Te mënoo dem population wala majorité mënul dem sans la jeunesse ku ne xam na ne population Sénégal majorité bi c'est la jeunesse bi moo ëpp bu maire yi génnee dëkk bi génn mag ñi génn jeunesse buñ génnul duñ dem maintenant nag dafa am loo xamante ne ñun moom la ñuy solliciter bien que y a des étudiants am na lu ñu leen defaral mais y a des non étudiants te étudiants yi aussi ak ni jàng bi demee fi mu toll nii on a besoin de quelque chose soxla nañ am nañ ay projets aussi am nañ ñoo xamante ne ni ils sont en capacité de travailler ñu ngi fii am nañ ay diplômes am nañ benn niveau de travail bi mën nañ nekk ci ay postes ak ni jàng bi demee nous sommes appelés à devenir des responsables donc dañu soxla au moins loo xam ne mën nañ ci sukkandiku pour dimbali ñun ñëpp suñuy waajur. fii ku fi ñëw bees bu wut papier ñu ne ko ngay dem ba Bambilor danaa ñu noo attends loolu mënul nekk mënoo tëb commune di dem ba ci beneen commune bon kon nag ñun bu lii amee. man actualité boobu bañ ko commencé ba léegi dama koy suivre ndax kontaan waaw parce que loolu moom c'est plus naturel que possible que ñun dañu war a bokk ci commune Sangalkam waaw bu ñu bokkee nag ci commune Sangalkam man dama ne nañu def loolu d'abord doo koy teg naan lii la ñu bëgg lii la ñu bëgg la ñu def fi mu ne nii kay dañu wane ne ñun dañu bëgg ñun ñu boole ñu ci commune Sangalkam parce que ñun fa lañ boole suñu bopp. li ñuy yëngu ni yëpp mooy lan. mooy aduna bi nga xam ne yàlla moo ñu fi wàccee nan la ñuy fexe ba condition d'existence nekk ay conditions yu performantes mooy fu amul courant am ko fu amul ndox am ko fu amul lampe am ko fu amul tali am ko fu amul hôpital am ko fu amul école am ko jàpp naa ne fu amul lieu de culte am ko jàpp naa ne loolu mooy la finalité de la politique du nit ki li muy def ci poosam déedéet wala nit ki li ñu koy may mais la finalité de la politique c'est d'œuvrer vers le développement de la cité je pense que ça c'est extrêmement important raison pour laquelle ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm
ci ni ngeen ñu teeroo au nom du maire de la commune de Sangalkam, en l'occurrence monsieur le ministre Omar Gueye. ci jël kàddu ñëpp nag ñi leen di sant bu baax di leen gërëm ci góor ba ci jigéen monsieur Thiam ba ci madame Thiam mi mujjee jël kàddu ak ñi jël kàddu xëy na tey lay c'est la première fois xëy na ñuy jokkoo wu mel. je rappelle que waa cité bi xam naa leen te ñëw ma fi xam nañ ma itam te ñëw ma fi loolu lu am solo te jàpp naa ne loolu yëpp mooy relation humaine parce que nit ñi dañu war a sàmm les relations humaines parce que loo gis day jeex ndombo tànk day jeex cër boo xam ne nii jàngalekat nga wala nangam nga day jeex suba ñu ne diw kat il est à la retraite wala celle-ci elle est à la retraite loolu nag lan ngay war a sàmm mooy démb nan laa nekkee woon jàpp naa ne loolu ba tey lu rafet la suñu diggante raison pour laquelle bu ñu ñëwee fii di leen seet dañ ñëw suñu kër bopp lañ ñëw parce que xam nañ ne naturellement la cité Doudou Basse naturellement Sangalkam la bokk naturellement raison pour laquelle je ne sais pas ndax daan ngeen recevoir fii seeni kilifa sur le plan administratif jàpp naa ne aussi ñoom de bu ñu nattee taxawaayu monsieur le ministre Omar Gueye en tant que maire Sangalkam te fii bokk Bambilor bu ñu nattee taxawaayam moom natt taxawaayu ñi nga xam ne ñoo ko war a defar dañ naan il y a pas photo loolu ça montre à suffisance que en principe fii Sangalkam la war a bokk raison pour laquelle en 2011 le président un président sanguinaire loolu dal nañu un président sanguinaire qui était de passage au Sénégal ñëw Sangalkam pour éliminer un homme en l'occurrence monsieur le ministre Omar Gueye ñu rey fa nit le 30 mai 2011 ñu rey fa nit découpé ñu ñun je rappelle loolu histoire bu xóot la histoire boobu ñun ñii ñu bëri toroxal nañ leen ci jàpp ñu ci tëj ñu kaso ku nekk ñu def ko mais lan moo taxoon loolu dañ doon xeex injustice jàpp ni Omar Gueye président conseil rural la xëy na doolem bariwul noonu yow nga nekk président de la république rek ki àndul ak man nga lu ma neex ma def dans le temps la communauté rurale de Sangalkam 195 kilomètres la xam nga Sangalkam lan lañ ko joxoon 1 kilomètre da ci des yëpp ñu seddu ko Mbambilor seddu Tivaouane Peulh seddu Jaxaay ñun ñu jox ñu 1 kilomètre nga xam ne dañ ñoo wër ndombo te amuñu woon benn ressource additionnelle ressource financière boo xam ne waroon na tax ci juróomi benn at yi ñu mën a doxal waaye amul benn commune boo xam ne nii ñu wër boo demee seen dëkk dañu meloon fukki at ba tey soppeekuwul te loolu payug yàlla bu ñu demee nag 11 ans après le 30 mai ñu découpé woon Sangalkam rey Malick Ba mois de mai encore président de la république Macky Sall jëlaat décision na man damay jubbanti loolu nga xam ne xewoon na fi Doudou Basse ñu indi ko Sangalkam Nouvelle Horizon ñu indi ko Sangalkam Kër Ndiayloo ñu indi ko Sangalkam Cité Asi lañ jóge léegi boo demee ñoom ña ngay fecc Cité Asi fa lañ jóge doog a ñëw fi Cité Asi ñu indi ko Sangalkam kunun ngalab njaxiraat pël Medina Thioub yooyu yëpp ñu indi leen Sangalkam jàpp naa ne loolu am ku mel ne ministre Omar Gueye nga xam ne liggéeyam taxawaayam kenn nattablewul ko ci réew mi ministère bi ñu ko jox rek kenn nattablewul kooku ku ko am comme maire yaakaar naa boo tëddee war a nelaw raison pour laquelle dégg nañ seen communication bettu ñu ñëw fi ngeen ne yàkkamti woon nañu administrativement ñu delloo ñu Sangalkam ndax dañ ñu fa jële woon mais ñun administrativement dañu considéré woon suñu bopp comme ku nekk Sangalkam
loolu nag lu koy dëggal mooy ma nga ñëw ca kanam mooy ñun de ministre Omar Gueye la ñu am moom lañ yaakaar aussi pour mu soqali gox bi moom lañ yaakaar ci jigéen ñi moom lañ yaakaar ci jeunes yi sànq kii wax na ko sànq boo demee à Dakar il a loué un immeuble R+2 à Dakar di ko fay chaque mois nous payons 600 000 par mois day bu yàggul Cheikh Gueye est là bu yàggul ceeb diwlin matelas amul dara loo xam ne nii dañuy ñëw ne ma monsieur le premier adjoint ñun kat social bi metti na de ma leen def leen devis ñu defal ma devis bu ma ko demee devis bi da koy yóbbu ba mu mat sëkk dara du ci manqué et puis de manière gratuite loolu bu ñu koy def du tey ñu jël en charge ak suñu kéemtalaay kattan yéen kaa dañuy jël en charge sax duñ ko àttan ay élèves ay étudiants dans les plus grandes écoles malgré que amuñu ay ressources waaye kooku bu ñu ko dénkee commune bu yaatu commune bu am ay ressources kon Doudou Basse fii da ngeen di jékki-jékki ñëw est-ce que ñun réellement ñi ngi Doudou Basse lamp yi dugg na mais egsiwul fii lamp yi egseegul xam nga boo xoolee éclairage bi ñun ñu ngi fii nii mais éclairage bi nii ci poto yi nii amagul pourtant éclairage poto yi dañu war a am éclairage poto yi dañu war a am éclairage boo ñëwee Sangalkam poto yi éclairage da bu sa puso waddee nga faro boo demee Njaxiraat bu sa puso waddee nga far ko boo demee Noflaay nag moo ci raw moom boo demee Noflaay bu sa puso waddee nga far ko ci poto yii laa wax te ministre Omar Gueye moo jël xaalis boppam jëndee ko ay lampadaire installé ko ndax suñu commune attenu ko léegi nag bu ngeen bokkee fii wax dëgg yàlla boobaa nag wax nañ ko day nekk sotti ci ak def ci jàpp naa ne foofu lañ jëm raison pour laquelle maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm